jaageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi jot na li gën a fees ci xabaar yi bokk na ci lu jëm ci CEDEAO digganteem réewu Mali ak daan yi yëkkati ba Sénégal bokk ci réew bëgg a ubbi ay frontière naka la mën a juróom koom gu na sax ci biir Afrique waaye tam fi nga xam mooy Sénégal ay cadre jot na ji bokk na ci itam transporteurs yi ak baane ku ne daañu ñëw ci biir xabaar yi ca nu mu gën a yaatoo booy fekk na mbirum Covid mi ngi law ci biir Sénégal ay cas di gën a yokku moo tax it ñu war a càmbar ñàkk yi ana fan la toll vaccination beeg campagne boobu leem demal ca Gaspard Camara foofee daanaka ñëw di ñàkk ñu yéew lañu moo ne pexe mënta ñàkk kon ngir mën a def kem kàttan ba gën a ñaax askan wi ba gën a dem pingu daan ci ànd ak gëstu Mamadou Sy ci biir xabaar yi doon ci bokk itam baykat ak sàmmkat ci daanu Saloum toog bëgg a péncoo waxtaan ci seen biir ba gindi ko ndax dem na xam ne que réeróo amul ñàkk waxtaan moo am ca cookaasante ba xeexoo gi mënta nekk lu yooyu kon waxtaan mënta ñàkk ñu nag jot nañu xool ab bataaxal bu tënk ku ci ne fa nga war a jaar muy fan war a bay fa war a sàmm caawa gi itam di yoon yi dañu ci ñëw ànd ca gëstu Adama Sarr ci biir xabaar yi daañu ci boole pàcc bi jagleel toog tekk ci réew mi waxaane mbaane boobu ngeen di gis moom ci boppam artiste peintre la ay xeetu dessin natal ca la xarañ loolu macha allah moo ci gis boppam di Youssoufa ñu ngi ko xam ci yu aar dañ ci ñëw ak gëstu ay satukan lii moo gën a fes ni skis faram fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV fan fàcce xabaaru marax ñu koy tàmbali ci lu jëm ci Coupe d'Afrique des Nations ba ngay woy ci réewum Cameroun gis ngeen ko daal résultat buñ ko xoolee tey programme bi ñu ngi xaar jamono ji tembe kon ci kanam tuuti 19h bu jotee fukki minutes moo des ñu yegg ca Soudan dana laale ak ñi nga xam moo di Guinée Bissau bu ca noppee itam daañu am li nga xam mooy kon xayma bi nga xam kon am sis na ko muy résultat tey ci ngoon sàng la jeex muy jongante bi mujj Nigéria moo daal di noggatum Égypte daan ko benn bal ci dara booy fekk na la ko jiitu Algérie ci kanam mu Sierra Leone ndam demul ndam dikkul mel ni kon ndam loolee kon Sierra Leone moo ko ca am ndax Algérie moo yor kubba ba fi mu toll ni tey ba lee weesu moo ko yoroon dañu si ñëw incha allah itam ci na mu gën a yaatoo ba tey ca kaan baak na muy demee jàppale ni kon Sénégal ci boppam cukki nañu maanaam tàggat nañu yaram yi daañu ci ànd léegi ak Cheikh Seydi ndax dañ fa envoyé équipe bu am solo ca Cameroun ba tey sax di doon taatan kaddu ko maître Augustin Senghor moo jiite fédération de foot bu Sénégal ma ngay leeral fi ñu toll ni tembem lu jëm ci Ismaïla Sarr mi nga xam te ne bi dem na ca Espagne doon xool li nga xam mooy wàllum santeem leeral na fa mu toll ni lu mën di xew Ismaïla Sarr dina ñëwaat li nga xam mooy fekk si équipe nationale bi ñu teewlu faram fàcceek maître Augustin Senghor ak Sékou Seydi ak Cheikh Diop di war a tolloo li nga xam ne mooy huitième de finale yi vers le 25 26 27 puis huitième yi ak quart yi ñu am yaakaar ne bu demee ba lépp mët dina dellu soit fii mu nekk koo xam ne dina indil doole équipe bi Ismaïla xam nañu place bi mu am ci équipe mais waajtaay boobu la ñu soxla pour que bu ñëwee mu mën a amal njëriñ sélection bi may wax sax ne si ñun si suñu gis-gis bu ñu demee ba toll foofu yàlla nañu yegg ci maanaam ay huitième wala quart Ismaïla bu ñëwee plus lay nekk ci suñu équipe moo tax ñu ne il faut que ñu ñëw te ci mbir mi may insister trop si loolu mosuñu réeroo ak Ismaïla mën naa ne sax Ismaïla xolam yëpp si équipe nationale bi loolu dafa raar ba nga xam ne ñun suñu war a gar moo doon ñu fexeel moom ni mu ko bëggee def lépp mu ñëw li nga xam ne mooy suñu maillot national mu sol ko xeex pour que équipe bi mën yegg donc loolu ñu ngi ci am nañu yaakaar ne dinañ ko retrouver rapidement ak coéquipier mi maître Augustin Senghor wax ci leexal ni ko Ismaïla Sarr dinañu war fekk li nga xam wala équipe nationale waaye boobay fekk na xabaar bu neex bi mooy ñenn ñi amoon Covid baak ñoom seen ñi ngi tàmbalee feex ndax ki nga xam moo di Mame Baba Thiam cukki-cukkinoom moom ak ki nga xam moo di Abdoulaye Seck ak Famara Diédhiou daal dina ni entraîné dañ ci ñëwaat léegi bala xibaar yi jax jumbula ak Cheikhou Seydi bokk suñu envoyé spécial yu nekkal fi nga xam mooy ca Cameroun duñu toppal kan bi di Coupe d'Afrique des Nations boobule ba tey ca biir Cameroun ak sunu ay équipe ya fa nekk dem nañ càmbar fa benn marché bu am solo marché boo xam ña ngi koy wooyee jaba boo xam daal njaayum tamaate njama moom da caa xañ lool tamaate bi ñu ngi ko fay jaay xeetu lu ñu ak ñoom seen marché boobu nag daanaka la muy jànkonteel ci gàllankoor lu bay la way teewul ña fay dem ña ngay jànkonteel lépp ngir dem fa ñu xuus ca biir gox boobu ca Bafoussam ànd fa ak correspondance sum Cheikh Diop ak Serigne Saliou Demba. bërëb bii mën nañ koy jàppe marché bi jaay lujum fii ci Bafoussam ndax boo fi ñëwee lépp fi nekk
Je vends les pommes, les choux, les vivres frais, tout ce que je vends. ci kanamu njaay mi lujum yi fees dell ak poussière su si mu bàyyi ko ca tool ya mu ànd ak magam magi la Stéphanie mi ngi xamal yoon ñu jaar. Il y a certaines femmes donc c'est un circuit. légumes yi nag ñu ko jëlee ci ay jigéen yi nga xam ne ñu ngi jóge ci yeneeni gox ñoom nag dañuy dem jël légumes yi ca tool ya def ko ci ay camion ngir andi ko fii ci Bafoussam. Pour vendre aux consommateurs finaux. lépp ma nga tàmbalee balin fa nga xam ne fa la tool yi féetee donte na ñoom ñëpp miin nañu yoon wi jafe-jafe yi ci njënd mi ak njaay mi ndam ba léegi. Il y a le jour que ça donne bien, le jour que ça ne donne pas bien. fan yi nag mbir mi dafa métti lool la ndaxte lépp a yokk yenn saa yi dañuy toog duñu yor benn koppar li la doon nag lu métti lool ci ñun. Le jour que ça devient un peu moins. li tax na sax baykat bii di Tamo Isaac mi ngi woo rek kilifa yi Cameroun yi ngir ñu jàppale leen. On est là, mais nous demandons alors au pouvoir public d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs. ñi nga xam ne nag ñoo di nguur gi dañoo war a ñëw dimbali ñu ci liggéey bi ñuy def ndaxte anam biñ koy defaree jaarul yoon li ci gën a doy waar moo di kilifa yi amul kenn koo xam ne yaa ngi teg ay pexe ngir ndóol gi nga xam ne moo nekk fii ñu mën ko fee jëlee ndóol gi tax na itam lépp dafa cher. Ce qui fait que c'est un peu difficile. ñu koy woow it marché si bërëb bii day fees dell saa su ne terewul jaaykat yi féete fii ñi nga woo kilifa yi ngir ñu bàyyi leen xel ci jafe-jafe yi ñuy jànkoonte leen saa yi. jaajëf Cheikh Diop ak Serigne Saliou Deme ba tey lu jëm ci mbirum Afrique ci lañu daal di sóoboon ndax xabaar yi day wéyandi xam ngeen ko fi ñu toll coow la ca biir CEDEAO mooy diggante Mali ak la ca xew ak soldat sa jàpp ni daañu toog lu bon juróomi at ca boppum réew ma laataa ñuy organiser élection yu ñu jox civil ya nguur galu di mel nag CEDEAO ni mënu koo dégg ndax ëpp na yàgg na itam xel mënu koo nangu ay daan gàllu ci kaw ndoddu Mali Sénégal ma nga ca biir kon ubbi frontière Sénégal ak ñi nga xam moo di Mali ca sax waa Mali itam def lu ni mel ubbi seen frontière ñoom itam lu mën a indil gàllankoor ci wàllum dem beeg dikk waaye itam ci wàllum jënd beeg njaay mi li moo tax Abdourahmane li dem na def doxantu ba ñi nga xam si ñoo di ay baana daan dem ca diggante Mali ak Sénégal yi bak yi wàllu marchandise nar a dundee wàllu guddi mel lu ko jiitu sax góor a xumma ci boppam jot na ñaawlu tamit mbir mi ak na mu doxee ci wàllum transport bi ndax lu ëpp ci li dem ak dikk yeb ak yebbi ay camion ñoo koy def ca koom-koom la ba ci góor a xumma ni ay pexe lu mënta ñàkk la jokkoon ak Papa sax ñu teewlu ko. conséquences yu rëy la en tout cas ñun ñëwuñu fi kii wax ku tooñ ak tooñu lu war a def au mais daal jàpp nañ décision bi daal avant ñu ko doon appliqué mënoon nañu jox benn délai boo xam ne bi dina may malien bi nekk biir Sénégal mën a génn Sénégalais bi nekk biir Mali mën a génn Sénégalais bi nekk biir Mali bu génnut bi nekk Sénégal génnut loolu beneen ko encore te loolu moo xew fu nekk nii tëj nañ frontière bi te fekk ne fu nekk doomu beneen réew ci biir réew donc délai rek mënoon kaa joxe beneen bi tamit ñun li ñu mën rek mooy interpeller suñu président de la République mu wax ak collègue am ñu wax fexe daal lii moom bu bañ a yàgg parce que fret malien bi 95% du fret Mali jaar fii ci Sénégal lay jógee moo xam ci cimenterie yi la moo xam ci xorom si la moo xam au niveau du port donc fret malien bi kuy def gros porteur fret malien bi bokk na ci li tax nga ci dox mais fret Sénégal bi puisque le territoire Sénégal dafa limité kon kenn koo xam ne fret malien bi moo war a tax sax ñuy wax vraiment le transport lourd yooyu nag bu amee dafay indi ay pertes yu rëy te di ci def tamit diggante Sénégal ak Mali ñaari mais benn population moo fi nekk kon lu mën doon rek jàmm rek moo war a am suñu diggante kon ñun ñëwuñu fi pour arbitrer ku tooñ ku tooñut mais wax nañu daal lii moom yóbbuwul kër ndax ñun arrangé wuñu. Gora Xuma jiite benn ci syndicat yi ëmb wàllum dem ak dikk ci biir Sénégal ci biir centrale bi nga xamoo di CNTS. ba tey bu fekkee borom camion yi taxaw nañu kon faaw la di bi dana taxaw marchandise ñu ko doon indi tamit bokk na ci mbiru moto yi kon ñooy jaay di ay baana ñu ngi tàmm dund ay bekk ñu ngi koy tar am na njàqare ndax fi ñu toll nii sax am na seen ay marchandise yoo xam te ne bii ma nga bloqué wu ci ba demul dikkul taka tembe kon yokkute mën naa am bu defu ndànk boole ci ak ñàkkum comme gëstu Abdourahmane lii tëj frontière yi diggante Mali ak dëkk yi bokk ca CEDEAO arrangé wul jaaykat yi transporteur malien yi Gibraltar la muy bërëb wa nga xamante ni maliens yi fës nañ fa loolu foofee sax la ñoo fekk Sidi Lamine Traoré mu déchargé benn camion mu mer loolu
mi ngi xamle ni seeni ay camions yu bëri ñoo ngi taxaw ci frontière bi. jafe-jafe bu bari ñun am nañ ko parce que ñun suñu bagage léegi mënul ñëw suñu ñetti camion mu ngi frontière mënul ñëw ñun léegi suñu bagage yi léegi arrêté na bagage yi ñëw fii pour Sénégalais la ñun waruñu tëj frontière Sénégal Mali wala frontière Mali Côte d'Ivoire ñetti dëkk yooyu c'est des parents waruñu tëj frontière bi nañ ko ubbi ñëpp am jàmm. Issa Konaté di borom yenn ci camion yooyee nga xamante ni moo càng ci frontière bi jamono ji mu ngi xam ne ni xamul sax la moo def waral mu ne jamono ji njeexital yi lay gën a xaarandi. Carrément, parce que s'il n'a pas ouvert les frontières, si les camions ne passent pas, moi je ne travaille plus. Voyage bu ci nekk bu ma deful mën naa ci ñàkk ñett jàpp ñeenti millions dafa metti loolu lu ñuy jànkonteel jamono ji man daal maa ci gën a ñàkk frontière yi ñu tëj ñu ci gën a sonn. C'est moi qui ai le perdant vraiment cette voyage-là c'est moi qui ai le perdant. ci biir marché bi ab doomi réew mi doomi Sénégal moo taxaw ngir jox xalaatam ci daan yi nga xamante ni CEDEAO teg na ko ci ndoddal Mali jamono ji amul benn yaakaar mu ni ci li nar a xew. ndax démb ñun bañ déggee information bi marché bi daa seddu guy benn bruit amut kenn ku ne yaa ngi xalaat sa bopp metti na trop metti na yëg nañ ko te heure bi demaguñu fenn 3 mois nga bàyyi nit bàyyiwoo ko ci dara bàyyiwoo ko ci condition yu mën a toogee dëgg yàlla loolu du solution non suñu bagage mënul dugg ña nga taxaw frontière même tey ce matin wax naa ñu ne ma mënagul dugg fu mu nekk nii. tijjite frontières yi diggante Sénégal ak Mali loolee rek mooy pexe bi ci gis-gisu Moussa Traoré mu dul loolu mu ni seeni marchandises yu bëri dana yàqu. solution bi da ngeen wax Macky Sall bi ñu ubbi frontière bi par exemple comme les véhicules qui sont en chemin là Macky Sall da nga war a bàyyi ay loolu parce que dédouane na ba pare gis nga mi ngi ci frontière bi Macky Sall dafa war a bàyyi loolu mu dugg ci ba pare soo dugg ci ba pare après nga tëj frontière bi. Sénégalais yeeg Maliens yi ñëpp bokk xalaat jàpp nañu ni pexe bi mënta nekk tëjte frontière waaye waxtaan lépp nag ngir moytandiku seen gis-gis askan wi di jànkonteel jafe-jafe yu ni mel. Abdourahmane Ly bu fekkente ñi di ay baana ñu ngi jàmbat ni yedd la ci seenum ndodd ndax ban waxee dañuy tëj dañoo di tëj fekk na lan dee douane ba noppi mi ngi dugg waaye dañ ko mën dindi ci réew mi ñu jàpp ni waaye fal ba seen mbir ak si Sénégal dina nekk lu gën donte ñu ngay sàkk waxtaan am ba gindi ko am balaa mbir mi gën a jur gàllankoor ci wàllum koom dañu toppaat wàllu guddi mel incha allah ci nam gën a yaatoo leneen soxal koom Covid moo ko na saxal ba léegi sax mi ngi dëkk ak ñun ba léegi ci réewum Sénégal kaay di gën a yokk ñetti téeméeri wàllu ko par bis lañuy am loolu moo tax tey rédaction bu ETV dem na càmbar xool ñàkk yi ana fan la toll songoon nanu ko ñàkk yi manqué na te ñàkk yi ñëw na waaye ndax ñi ngi ñàkku jim demal ca Gaspard Camara centre santé boobu daanaka ñàkk yi léegi lu néew la fay dem di ñàkku par bis daanaka juróom fukki nit lay toll muy lu néew lool moo tax it waxtaanee ko mënta ñàkk gën a roof ci askan wi mbégërëm dem daal di ñàkku ji maanaam la duppee sensibilisation ñu mën caa gaaw fàggu dañuy xuus ànd ci ak gëstub Mamadou si reportage. ca centre de santé Gaspard Camara chaise yi ñu ngi xaar ñi ñëw ngir vacciner wu benn nit dong moo fa mujj ñëw gannaaw buñ fa jaaree donte sax cas yi ñu ngi yokku lu ñu nemmeeku ci bërëb boobee mooy lim bi daa wàññiku. voilà influence bi mu amoon amatu ko boo xoolee troisième vague bi doon vacciner 300 personnes voire même 400 par jour. des fois sax dañu doon demander ay sorties mais pour ñu bàyyi fi nii sax problème la woon. ci beneen bërëb ba nag beneen ambiance ak beneen décor lañ fa fekk site bi nga xam ni moom mooy dalal ñi ñëw defi test Covid foofe nag mbooloo mu tàkku ñoo fa nekk centre boobee sax am na ci fan yu ñu génn ay cas yu bëri. boo xoolee quelque temps ci ginnaaw rek ñu ngi doon jóge ay 0 cas 1 cas 2 cas balaa ñu ngi ci à peu près 70 cas au niveau du district centre moo waaw par jour moo lay won ne infection baa ngi fi. recrudescence cas bi aussi lu rëy la walante bi gaaw na moo tax ñëpp feebar fu mu nekk nii. troisième dose de vaccination bi ñu ngi koy laaj bu baax waaye ci jamono ji structure de santé bi mu ngi xaarandi bataaxal ministère de la santé. donc mag ñu bëri ñu ngi ñëw fii di bëgg seen troisième dose vaccin mais ñun lu leen di wax mooy jotaguñ benn note boo xam ne wane na ñun dañuy commencer troisième dose. comme ni wax ñu soxla bëri na lool surtout mag ñi nag mais tant que ñun jotuñu benn note ci ministère de la santé amuñu droit def ko
yeneen pays yi nag am na ñu commencé 3e ba am na ñu naan sax di commencé 4e dose donc remonté woon nañu information. pandémie bii di Covid-19 bu ngi wéy di law ci Sénégal ñenn ci askan wi nag mu mel ni dañoo bàyyi centre de vaccination yi ñii yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram ñu ngi sàkku ñoom ngir rek ñu mën a ñëw defi ay test waaye itam jël vaccin yi ngir ñu mën a aar seeni bopp. Mouhamadou Sy jaajëf du la bàyyeegul ndax jot nga dem gis ki nga xam si mooy rem centre Gaspard Camara poste ba nekk ca Bourguiba moom nee na lu mënta ñàkk lam ay pexe ñu lal ko ay lal yi pexe ay stratégie ngir mën a gën a ñaax askanu ci wàllum sensibilisation bi dañ cee sax bëgg a lëkkaloo yeneen bërëb fajukaay Sénégal ngir nit ñi mën a teel a ñàkkum kooke moo di soxna Absatou Bal lu ci dénk Mamadou Sy ñu teewlu ko. gis nañ que ni si ñetti weer yi passé yëpp cas Covid yi dañoo gën a yokku dañoo gën a bari ba nga xam ne ni wàllante bi gaaw na ñëpp a ngi feebar te gis nañ ni tamit ñu bari ñàkkuñu ci Covid bi ba tax na tamit vraiment ñu ñëw fii def séminaire pour relancer campagne de vaccination Covid bi ndax nit ñi mën a ñàkku seen ñàkku yi ba pare am na ñoo xam ne ni tamit dañoo ñàkku seen première dose waaye ba tey defaguñu seen i deuxième dose donc ñooñu tamit dañuy ñëw waxtaan ci loolu xool yan matuwaay la ñuy jël maanaam ay stratégie pour bu ñu delloo ci gox yi ñu xool naka la ñuy def ba ñu gën a mën a sensibiliser population bi ndax ñu mën a ñëw ñàkku ci Covid-19 bi ndax feebar la boo xam ne ba tey mi ngi fii mi ngi gën a bari virus bi chaque jour mu ngi muté ñu ngi dégg ay Omicron ñu ngi dégg ay Delta ak yeneen ak yeneen chaque jour mu ngi muté ba tax na tey jii nii law goo xam ne doy na waar jéggi na doyoo te dañuy bañ rek mu gën a mu weesu sunu loxo. sikk sanu war a seppi ndax mi ngi sëkkatal réew mi du Covid dong waaye xeexoo bi am diggante ñu bokk àll bi muy béykat ak sàmmkat ñu bokk bu teen laxasoo gocc waaye nag laxasoo baa ngi bëgg a yàgg ca laxar bi ko mi ngi bëgg a tëm li ñuy wax nag réew mu ñàkk waxtaan moom béykat ak sàmmkat yu Saalum dem ba toog xam ni waxtaanee ko mënta ñàkk ndax ñoo dëkk dem leen dekk dikk leen te waaye xeexoo ci seen biir mi ngi bëgg a jéggi dayoo ba ñu ni kon lanu gis daal mooy code pastoral maanaam bataaxal bi nga xam moo tënk la organiser maanaam ni tënk doxalinu àll bi fan war a bay fan la fi nu war a bàyyi mu booy ak fi nu war a jaarale ak jur ak fi nu war a sàmme loolu lépp la ñu bëgg ni bu nu ko leexalee du ñàkk daañu am pexe ñu xuus Saloum ànd fa correspondance Adama Sarr. problème bi mooy fi ñu doon sàmme béykat yi dañ ko occupé fi ñu doon sàmme béykat yi occupé lu bëree bëri. ndax depuis cosaan sawa bi doon am ak àll bi ñu doon am di sàmm léegi maire yi di ko joxe ñoo am droit joxe ñooy joxe fu mu nekk nii mbéy mi dañoo dominer càmm bi boo problème bi yëpp li indi problème bi yëpp ñàkk am fu ñu sàmm ndax boo génnee sa dëkk bi ngay dëkk ci biir tool rek ngay jaar foo jaar ñu tourné mu ne du fii léegi nag problème sàmm yi tuuti mooy tool bu parewul boo jëlee sa jur dugal ci tool bu parewul xam nga yaa borom tool yi waaye nag bu njëkk nag ñoo doon fekk ci tool yi waaye léegi tool ñoo fekk ci nag yi ndax fii nag yi nekkoon dañ koy béy boo si ci nag yi amul fu ñu tuur ndax nag bu dugg ci déeg di naan gémmiñ bi nekk ci biir ndox geen bi nekk ci biir tool bu tuur nee ni borom tool yi ñëw di la saak lu bëgg la door nga faye ko ci am ngeen dem tribunal gendarmerie tribunal yëg di wàcc borom jur yi jaay na juram ñàkk borom tool bi lim doon yaakaar tam jaay moom tam ñàkkam loolu na lañ bëgg nag autorité yi ñooy arbitre. mu doon waxtaan wu am ni kon waxtaanee ko lu mënta ñàkk jaajëf Adama Sarr ci gëstu bu ne ànd ci ak Astou Mbaye xabaar yi wéy ci leneen li mi ngi soxal mbirum bitim réew la xew ca Burkina Faso jamono ji jàppale ni kon am na mi ngi noonu benn lépp nit koo xam ne ko daal di tekk loxo mu yàpp soldat lieutenant la woon jiite woon fa sax benn bànqaas bu am soloom ci wàllum infanterie waaye fi ñu toll nii temb yoon teg na ko loxo la ko waral mooy ko tuumaal yi kat dafa bëggoon def am coup d'état dina mi ngi xew jamono bi nga xamante ñu ngi doon nekk doon seet wàllum yoon ak mbirum Thomas Sankara mënu coup d'état woon ci at 1987 ba tey mbir mi léegul jàpp nañu kon kaneen di fàttali na ni yoon mi enquête xool ndax lañ ko tuumaal dëgg-dëgg loolu mooy li am ba léegi ni
li ñu duppee maanaam kon tuuma rek ñu gàlla ci am doom lay waaye yoon mooy dëggal ndax am na wala déet waaye daal enquête baa ngi wéy du moom dong ñu bari la ñu tegaale loxo ci ñamu bokkaloon ñu jàpp ne mooy lifoon dañ toppat wàllu gu mel incha allah ci na mu gën a yaatoo. del si waxte ci biir Sénégal waxtaane mbirum cosaan ak aada xam ngeen ko tuuru maam njare fii ci Ndakaaru léegi xam nañ ko ca Yoff ñoom li ñu gëm dëgg mooy lu taarix la ndax depuis atum 1749 ñu ngi koy def ci biir réewum Sénégal gi def ay sarax def ay ñaan boole càkk dellu dekkal cosaan ak aada ci réew mi lu mu ëmb bari na ku ne bëgg koo teewe ndax la muy indi ci yow ak taarix dañ ci xuus ànd ca ak gëstu Boubacar Dieng. ci suufu mbaar yi lée bu si nekk ñu jóge benn ci quartier Yoff nekk ci ñoom ñi lée ñenn ñi ñu ngi jóge daggu daan Ngaparu Ndëngaañ Mbengeen Ndinaat Tongoor wala sax Laayeen ku ci nekk nag di sibet dugub ji nga indi dugub bi moom daanaka mooy sababu affaire bi parce que dañuy tuuru maam njare mooy suñu rabu dëkk di rabu baax di rabu jullit di ñu aar di aar suñu njaboot ñuy aw si géej gi mu di leen wotti ñu si jéeri ji di otti ñu si kër yi am marché yeeg ñëpp léegi nag bu ñu waree tuuru ñun ñëpp nag dañuy participer ku ne loo si mën a dugal rek sa loxo nga dugal ko sa loxo léegi nag ñun nag dañuy toppa di laaj nit ñi ku ne ñu laaj la 500 mu gën a yomb si ñëpp bu ñu laajee ay 500 dañ jël 500 yooyu nag boole ko jënd dugub daal di defar ba mu baax nàkk ko ba mu baax bu ñu ko nàkkee danka ko nag def ko ay mbuus bu ñu ko defee ay mbuus nag képp ku joxe woon téeméer rek dinañ la si jox képp ku joxe woon rek dinañ la jox nga laala sa njaboot. nag yi itam ci sarax bi lañu bokk ki ñu koy defal moo di maam njare di rabu dëkk bi sabar yi bàkk góor gile nga xam ni moo yore xàmb yi mënatul téye boppam góor jigéen ku ci nekk rekk di fecc li nga xam ni moo di gumbe nappkat bi nag bi mu nekkee gone ba léegi masul wuute bile événement. man bu daa am moom dama saa fu mu daa am moom daaw ma ko manqué masuma ko tar dama daa dem seet dama si daa topp dem fépp laa daal dama daa dem ba dama si daa foofu lépp laa daa def daal dinaa topp dem seetaani fële dem fële yëpp dama daa dem xooli dem ñëwaat. xew mi ñu tuddee tuur Maam Njare bari na njëriñ lool ci askanu ku Lebu rawatina nappkat yi. tuur mi doon na loo xamante ne ñun Lebu yi baax na ci ñun de xaw ma na ñeneen ñi mais ñu moom saa bu amee dinañ ci gis suñu bopp bu ñu defaree ñoom saa géej dina changé ba ñun dinañ ci yëg suñu bopp bu baax. ñoom ñëpp ñu ngi sol seen yëre yi gën a rafet at mu jot ay millions yu bari ñu koy dépenser ci bile événement nga xam ni ñu ngi koy amal fii ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier ci bërëb yu wuute ci commune bu Yoff ci bile cérémonie itam képp ku dëkk Yoff lu mu néew néew di nga joxe téeméeri dërëm file nag teew nañ fi ay kilifay diine kilifay aada wala sax way politique yi ñoom ñëpp fekkee bés bi nga xam ni dafa am solo lool ci aadaay Lebu waaye itam nekk bésub mbégte. yegg nañ ci pàcc bi leen jagleel toog tekki ci réew mi tey jii waxambaane ban leen di xamleel ñu ko duppee Youssoupha Sy wala UR mu ngi yëngu ci wàllum peinture nataal la ko ci yàlla may ca lay ko ci koccal
ca la it yor njabootam di ca wutum koom kookee mooy kan nu muy doxee kañ la sémb liggéey bi fu ñu ci bëgg yéegal lëg dañ ci ànd ak sama Aïssatou Kane. Traitement de masse bu ñuul ak bu weex peinture acrylique si ndox vecteur échelle de gris bu ñu defar ak peinture hyperréalisme crayonnage ak papier canson lii yëpp mooy yu aax ak yeneen ginnaaw jëmm nit ki ëmb artiste plasticien mi nga xam ni ba mu amee juróom benn at la ko bëgg peinture dugg mu ànd seek xarañteefu boppam. actuellement maa ngi yëngu si wàllum peinture maanaam su ma neewee peinture maa ngi yëngu si wàllum portrait di liggéey si wàllum portrait parce que damay liggéey si hyperréalisme donc su ma neewee hyperréalisme maanaam damay reproduire ay kalamu nit ay portrait ay comme par exemple mun naa ñëw jël reproduire sa kalam mun naa ko reproduire textuellement bu mu ndiroog photo donc foofu la man sama style si loolu la quoi. taxawal ak bokk ci ay exposition waaye itam xarala yu yees yi tax na peintre bi mun a jaay ay tableau wam loolu di dëggal rek ni jamono bu aar daanu woon fay weesu na. réseau yi saa yu ma ko publier day am ay nombre de personnes yu passé seen commande wala ñenn yi bon ñenn yi dañuy bëgg a passé seen commande pour nga defaral leen seen portrait wala ñenn yi dañuy bëgg maanaam sa œuvre d'art pour jënd ko quoi tu vois. d'autres am na ñoo xamante ne di lay proposer ay projet d'exposition donc pour man affaire yëpp foofu la nekk quoi donc man à chaque fois su ma defaree benn portrait damay def benn genre sorte d'impression édition limitée léegi mën naa ko jaay ba ay extérieur parce que. laaj ko luy ñëggu tableau yi def ko ay reetaan di tableau yoo xam ni donte dafa cher dañu koy njëkkante. hyperréaliste sama portrait bu gën a tuuti à 100 000 francs léegi nag xam nga art il y a des chefs-d'œuvre maanaam les chefs-d'œuvre moom bon je veux dire ça coûte des millions et millions quoi et poussière voilà. ndaw bi di dem ba jeex ngir mën see génn waxal du nelaw guddi ngir sos ak indi lu yées. nit da ngay am benn gëm-gëm quoi soo gëmee li ngay def yàlla da la si fekk si donc man je peux dire nag bon à chaque fois dañu ne que nit bon mën nga réussir si li nga nekk d'accord naa man macha allah maa ngi si sant yàlla quoi parce que mën naa ne art bi tey jii nii mi ngi may jàppale si lu bëri maanaam su ma nee jàppale si lu bëri maanaam tey jii nii si dans le domaine de l'art foo dem foo laajte yu aar peut-être dinañ ne voilà diw xam nañ ko. bañ a teggi tànk yoonu peintre artiste bi mu jël moom mi génn major ci l'école am day séentu boppam fu sori. bëgg naa tey jii ëllëg ci biir su ma reproduire sama tableau mu dem ba nekk dëkkandoo Picasso tableau Picasso fu ñu dégg Picasso dégg fa yu aar. fu ñu dégg Léonard Vinci dégg fa yu aax donc loolu lay ñaan en plus créer benn galerie d'art fii Sénégal sama dëkk des surtout les jeunes pour ñu gën a sukkandiku art bi quoi mu jëm kanam. ci atelier bu muy liggéeyee artiste bi di xalaat ak taxawal ay tableau yuy jéggi jëm bitim réew. Aïssatou Kane jaajëf Youssouf Sy itam jaajëfal mooleem ndaw yi ne ci réew mi di ko ci ne ca wàll ba ngay yëngu gërëm itam ñi ànd ñu ci TV lii moo la fu laaj xabaar bu marax yi mu leen doxal seenum seetaan programme bi di wéy incha allah la total bloc d'information bi Cheikh Hassana Fall ak yi ganam lu ko mooy guddi gi ne woon fa woon xam ngeen ko 21 heures et quelques Khalifa Diakhaté dal teew incha allah indi leen pàcc gam leen indil muy lu am solo di tànn sa maire muy géew buñ jagleel ñi samp seen ndënd fëgg seen dënd dugg ci géew bi lépp incha allah kon ci programme yi leen TV indil kon jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ñu bokk fan jàmm